ñu ngi jégalu mbokk yi toogaay bi xaw na metti bi moom moo des suñu mbokk donc Cheikh Bamba Dioum moom moo ñu ko war a defal moom aussi muy vraiment boroom xam-xam bien que formation initiale am technicien la ci wàllu informatique liggéey na ci yu am solo bokk na ci li mu gën a réaliser dinañ ko gis ci wàllu informatique mais liggéey ci aussi comme liggéey professionnel mais aussi def effort yu rëy rëy jàng arab jàng diine loolu aussi beneen exemple la boo xam ni ñëpp a ko war a jël parce que waruñoo gëm ni rek ci benn domaine la ñu war a spécialiser wu tax yem ci àddina bi léegi moom il faut nga diversifier say horizon connaissance sinon doo mun a dem lu bëri parce que lépp dafa dëppaloo léegi jaxasoo de telle sorte que il faut nga engagé pour mun a nekk ci benn niveau bi ci wàllu intellectuel moom ñu ngi koy vraiment rafetlu di ko ci ñaanal donc ci institut la defe formation jàng na aussi CESAC nga xam ngeen ni ci wàllu gestion presque ci école yi gën a rëy la ci Sénégal jàng donc arabe jànge ko Alfalaax Excaf aussi yooyu yëpp yu am solo la mais aussi loolu permettre ko mu dugg mu engagé li may wax ixtixaam ñemee dugg ci domaine boo xam ni ñun ñu bëri ci ñuy tudde seen bopp ay ustaas wala ay imam xamuñu ci lu bëri muy wàllu miraas donc te xam ngeen ni hadis ba sax loolu lay wax miraas mooy xam-xam bi nga xam ni mooy njëkk a fàddu ci xeet wi donc mu def ci liggéey yu am solo non seulement bind ci téere mais mujj sax def application boo xam ni mun na ko jàllale ci portable nga xam da ngay am yow imam bi àtte di bii bugg a miraas da ngay am toutes les données kaa sàngam su ma ko amee boo koy demandé mu wax la ku ci nekk loo war a am je pense que xëy na dinañ la may après 5 minutes nga expliquer ko c'est très important lu am solo la aussi lu war a tas la nit ñi àddina bi yëpp jot ci bind aussi ci aj bon en plus de tout quand même yore agence ci wàllu voyage privé kon li ñuy yaakaar aussi mooy il est bien placé pour mun ñoo waxal effectivement lan la liggéeyu privé ci mbiru aj mi xam ngeen ni privé représenté nag quand même lu rëy ci aj pour Sénégal nombre bi li muy bari dina ci revenir lu mat 12 800 aj bu mujj bi 12 800 sénégalais ñoo demoon 11 000 yëpp privé lañ ko joxoon c'est-à-dire privé dafa nekkul benn rek moo tax du fés dégg nga Oustaz Diabel ni la comme malheureusement je dis malheureusement am na presque plus de 280 groupes au Sénégal moom ku nekk da ngaa bëgg a jiite ku nekk da ngaa bëgg a jël sa yëfu bopp 280 groupes mais dañu mujj obligé ñoom waa DGP Imam Diabel ñu mujj ni mënul wéy parce que même administrativement financièrement mënul wéy su fekkee da nga bëgg a am juróom fukki pèlerin rek wala ñaar fukk ak juróom war a jël ay engagement doo mun a def financement bu war léegi ñu nekk il faut ñu regrouper 200 defe naa jëm kaw donc ay au moins groupe bu nekk waa dina am 25 regroupement donc ñoom ñoo am yeneen yi bootu ci ñoom pour dire tout simplement que privé yi bari nañ torop Sénégal donc 11 000 ci aj gu mujj gi ñoom lañ ko jox 1800 yi la gouvernement bi jël le DGP jël kon am na lu muy représenté kon effectivement ni ñuy sonne pour liggéey pour DGP gën a avancer nu ko raw la ñuy war a sonne aussi pour gën a mun a encadrer privé bi donc ñu ngi koy jox kàddu gi incha allah mu wax ñu moom it li fi privé def. alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp di jiital nag ci nuyoo bi Amir Abdoulaye Lam di ko sant di ko gërëm di feddale suñu kóllëre suñu diggante ginnaaw jiite gi mu jiite jamaatul Ibaadu Rahmaan waaye tamit nekk ku actif ci aji Màkka gi ñépp xam ko ci organisation aj gi fii ci Sénégal ak it bu ñu àggee Makkatal Mukarram di nuyu tamit docteur
Ndiogou Samb mi ñu séqal jataay bi di rafetlu lool contribution bi mu def léegi naka noonu imam Jabel Koyta nga xam ne moom ñëpp ko xam ci aj gi yore la cellule religieuse de la délégation générale au pèlerinage di rafetlu tamit waxtaan wi mu def ak ñoom ñaar ñëpp seeni proposition du nuyu tamit docteur Moussa Fall moom xëy na minante wuñu woon waaye dégg nañ turam mais ñi ngi rafetlu tamit téere bi mu bind ci historique gu tarixe yi fii ci Sénégal doon ko dédicacé démb ñu ngi nuyu mbooloom yëpp temps bi dafa gàtt comme nee nañu fanweeri minute la dañuy mën a tënk rek man nag liñ ma laaj mooy lan mooy rôlu organisateur privé ñu leen di wax voyagiste privé si aji Makka, lan moo ci seen contribution waaw loolu nag buñ ko bëggee def dañuy xaw a dellu tuuti ci ginnaaw rek bala ñuy ñëwaat ci jamono yii ñu nekk pour wax cosaanal voyagiste privé yi ñëw ci cosaan li tuuti bu ñu indee cosaan li nag dinañ indiwaale tuuti rek cosaanal aj Makka ci tàmbaliwu lu ñu mën a tuddee organisation wu aj ba ñuy mën a xàjjale ndax ñii ñooy privé wala ñii duñu privé ñooy état ndax xaaj bu njëkk bi su ma doon xaaj aji Makka ni mu organisé Sénégal xaaj bu njëkk bi ñi daan dem Makka da daan mel ni bopp sa bopp la ku nekk da ngay xëy rek nga dem Makka dem jënd sa billet dugg ci bateau bi boo demee doo ànd ak ku lay encadré soo demee waa moisa sa nga fa daan fekk ki ñuy wax Burxaan la ci ëpp moom la si nit ñi gënoon xam moom ak équipe am si ñooñu ngeen daan dal ñoo lay dalal amul jël hôtel boo ñëwee ñu ne la Sénégalais yi de fii lañ daan ki nga dugg ujaaj bi moo doon yóbbu boppam te amul kilifa amul encadreur loolu noonu la doxe ba 1937 si le gouverneur général njëkk a taxaw na léegi ñiy dem Makka foog mu ut kenn mu doon kilifa giy jiite mooy le docteur Jabel doon wax docteur Ndiogou 1937 Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass moom la njëkk a désigné ne ko ñi daan dem Makka yaay seen njiit li ko jiitu amutoon kenn kuy nekk njiital mbooloo mi bari wu ñu woon nag ndax fanweer la ñu woon rek ak ñeent loolu ci tàmbali la muy doxee noonu at mi ci topp sax El Hadj Rawane Ngom moo nekk position boobu ñu dem ba 1940 guerre bi bu mu duggee loolu amut 1944 El Hadj Mansour Sy ibn El Hadj Malick moom lañ ko jox waaye nag mu amaat évolution li tax mu tudd loolu dama bëgg a wane wàlla tuuti évolution bi foofu nekkatul comme ne la nga désigné benn nit rek mais dañ ko ne yow yaay le délégué général de l'AOF turu délégué général foofu la tàmbalee di génn El Hadj Mansour Sy ibn El Hadj Malick moom lañ ko njëkk a fal mais du woon pour Sénégal pour Afrique occidentale française 44 waaw 1944 45 ñu def ko imam fii grande mosquée Lamine Diène léegi nag li tax mu indi woon loolu mooy 46 dafa am importance 1946 si sujet bi ñu ma jox ndax 1946 le délégué général de l'AOF dañ ko jox ku ñuy wax El Hadj Mokhtar Gueye El Hadj Mokhtar Gueye boobu dafa jiite woon l'association des pèlerins du Sénégal moom la jiite woon maanaam moom moo doon jouer rôle voyagiste privé mais ñoom tuddee wu ñu woon seen bopp ay voyagistes ñoom dañ doon mas nañoo dem Makka di yëngu ci Makka gi jàpp ne ñoom ñooy war a dem xooli pèlerins yi fu ñu nekk encadré leen indi leen loolu kon moo tax ma ne mooy cosaanal voyagiste privé te moom la ñu nommé woon mënumaa wax ne en tant que association rek mais kon tey dafa mel ni en tant que voyagiste symboliquement c'est le premier ba pare nag mu jiite aj gi muy 1946 yóbbu 170 personnes 170 personnes yooyu sénégalais yi 69 la ñu woon ñi ci des yeneen africains yi la woon aj gi nag noonu lay doxee mais pour nit ñi xam ne ba tey état géré wu ko tubaab bi moo fi nekkoon le gouverneur général mooy nommé bàyyi ko privé yi waaye privé yooyu nga xam ne ñoom association lañu ñoom moomuñu woon les agences de voyage
dafa amoon ay agence de voyage yu fi ne yoo xam ne ay tubaab la ñu xam nga kon lépp privé la ñii dañuy dem uti ji ay pèlerin gérer ko indi jox ñii tubaab bi foofu lañ léegi nag ñoom ñuy ànd dugg ci bateau yi bu ñu demee def relais lu amutoon avant 1937 léegi ñoom ñooy encadré pèlerins yi di jaxasoo ak waa Muassasa bi ñu ñëwee nag ba 1957 56 57 am na guerre bu amoon Égypte canal de Suez foofu délégation générale le délégué général arrêté parce que comme tey waxtaan wi ñëwuma ko ci affaire historique wu aj gi privé bi laa bëgg a indi moo tax ma tëb loolu yépp ñu arrêté le délégué général de l'AOF ki ko mujjee nekk Cheikh Ibrahim Niass moomu ñu njëkkee ko woon sax moo ko nekkaat en 1954 fa lañ ko arrêté waat léegi nag 1957 Jean Collin nit ñi di tudd moom la mais moom commissaire lañ ko def du woon délégué général te ñii ma la tuddal bi ñu doon nekk délégué général à partir de 49 dañ leen doon dañu doon ànd ak koo xam ne moo yore comme ni nga ko waxee woon administration mais li ci ëpp ku ñu wax Soumaré moo àndoon ak en 1949 El Hadj Abdou Aziz Sy nekkoon na ko mais commissaire bi mi ngi tuddoon Soumaré 1952 commissaire bi su ma juumul tubaab la woon Carder 1956 54 ou 56 beneen tubaab moo ko nekk avant Jean Collin bii may wax nii 57 mais pour ñu bañ a jàpp ne Jean Collin nekkutoon le commissaire général dafa ne woon rek ci mission bi moom la ñuy wax l'administration moo ko doon yore loolu la ñu tudde woon ñoom le commissaire mais nekkul commissaire comme nii le premier commissariat mi ngi am en 1963 commissariat général au pèlerinage léegi nag li ma bëgg a wax mooy à partir de 1960 privé yooyu ma leen tuddal nga xam ne ñoo doon dem di recruter di gérer di dem encadrer 1960 nag dëgg la état jëlal boppam nag aj gi nga xam ne léegi nekkatul affaire privé affaire état la bi ñu demee indépendance mu créé nag la commission ou le commissariat à partir le commissariat général en tant que institution à partir de 63 ki ñuy wax El Hadj Mass Diakhané jiite ko mais ba 1971 lépp privé la mais li tax ma tudd 1971 de 60 à 71 loolu damay leeralaale parce que man dama ciy profité pour wax leen aj gi nan la organisé woon donc de 60 à 71 ñan ñoo doon jiite aj gi c'était pas des religieux maanaam damay indiwaale ñoom li ñu doon indi sànq ay ministres ay députés ak ay gouverneurs ñoo jiite aj gi ñoom Thierno Birahim Ndaw ñoom El Hadj Babacar Sarr ancien ministre Lamine Lo ancien gouverneur ñu mel noonu ñoo doon jiite aj gi ba 1971 71 72 sax ba 72 El Hadj Moustapha Cissé moo njëkk a nekk arabophone ou arabisant bu dirigé aj gi en 72 moom bi mu dirigé aj gi en 72 ba 84 ba 84 12 ans yoo xam ne moom rek moo ko géré rawaan mbay topp ci mais si gàttal noonu lañ ko toppalantee ba 1900 ba 2009 li tax ma indi loolu mooy ba 1972 bi ma leen wax xam nga dama leen wax ne ay ministre ak député ñoo ko doon géré mais de 2012 à 2009 ay arabisants ñoo ko doon géré muy 37 ans yoo xam ne ak yëpp arabisants ñoo ko géré ou arabophone ñële 12 ans lañ géré mais boo xoolee aj gi ni mu bindoo fépp la ñu retrouver ay problèmes de 60 ba 2009 même ba 2015 bi ñuy dindi commissariat amul at boo xam ne bu ñu taxawee seetlu duñu ko gis duñu fi gis problème pour maintenant nag ñëwaat leeral li nga xam ne mooy sama sujet muy taxawaayu privé bi ñu ñëwee maintenant ba 2009 ba 1988 87 le privé bi commencé di fëlaat ndànk-ndànk 88 87 lépp wax naa la 60 état bi moo ko téye ba jàppal ne 87 88 ba 87 mais bi si gën a fës mooy 89
dafa am ay privé yu taxaw ut avion ñu pose nee na ma continuer waaw noot gee taxoon mais nee nañ ma continuer waaw bu 1989 privé yi si la njëkk a organisé wu bu fës donte ñaari année yi ko jiitu wala année yi doon nañu yóbbu par benn mais ñuy yóbbu avion avec 500 personnes jël Saoudia ku ñuy wax El Hadji Yamar Gueye moo ko jiitu woon ak yeneen voyagistes yi ñu ko àndaloon ci jamono yooyu mais bi ñu jëlee Saoudia loolu histoire bu am solo la ci taarixu aji Makka bi ñu ñëwee ba ujaaj yëpp dugg ci biir avion bi bi ujaaj yëpp duggee ci biir avion bi ba lépp pare gendarmerie dafa ñëw nee na ujaaj yi dem wàcc waruñoo dem waruñoo dugg ci vol bi te pourtant ujaaj yooyu def nañu formalité yépp am nañu seen visa am nañ seen passeport am nañ seen lépp ndax ñi ko jiite woon ñoom xamoon nañ ne boobu temps comme c'est pas organisé ñoom ñëpp dañ daan dem Màkka wala ñu nekk ay missionnaire xam nañ ne l'essentiel pour nga am visa da ngay dem am contrat voyage mën nga sax bañ a fay waaye na nga am contrat foo ma voyage ko foo dëkkal nit ñi nga xam ne Burxaan laay liggéeyal wala nangam laay liggéeyal donc ujaaj bi bu dikkee di nga ko indi di nga ko ni ñu koy waxati ba pare nga dem di nga ko loger ba pare ñu ne la temps la ñuy fay nga dem fay taxe saoudienne bi ku am loolu boo ko déposé ambassade dañ lay defaral visa say pèlerin donc xam nga état toujours day am ay mbir yu koy bett donc damay wane genèse maanaam ni ñu def ba affaire bi am donc ñooñu nga xam ne te ne ay ñu amoon expérience lañ ci aj bi def loolu pour am seen vol ut seen contrat aviation lépp gendarmerie nag wàcce leen ne leen waru leen a dem ndax bu ngeen dee dem it avion Air Sénégal ngeen war a jël waru leen a jël Saoudia mais kenn tracé wul woon dara xëy na ñoom jàpp nañ loolu mais y avait pas une coordination bu permettre loolu waaw donte mel nañ bi ma defee samay gëstu waxoon leen ne waru leen jël Saoudia ok mais amul benn écrit léegi nag bi ñu leen wàccee waa Saoudia na leen comme gars yi amuñu expérience dañ leen wàcce te wàccewuñu bagage capitaine bi xaw ma naan kii daw yore avion bi ne leen fekk leen ma Gambie loolu taarix bu am solo la mu naawal avion bi yóbbu ko Gambie parce que bagage yaa ngi fi gars yi dem ut seen njaganjaay dem Gambie lañ déparé année boobu loolu ci histoire bu am solo la ci démarrage u les privés au Sénégal ñooñu nag bi ñu defee loolu 89 léegi nag ñoom ñu am fit tàmbali nag di organiser wu mais mu am problème organisation waru leen organiser war ngeen organiser coow liy jub ba 1992 ci la état toog avec Djiboka ñu soog a taxaw ne léegi nañ ko réglementer c'est moom la ñu tudde woon la libéralisation ñu autoriser leen maintenant officiellement kon loolu bokk na ci taarixu aji Makka bi léegi nag kon 500 yooyu boo ko dee jàpp dafay mel ni 10% ci ujaaj yi ndax El Hadj Rawane bi muy tàmbali en 85 mi ngi yóbbu woon 3100 ujaaj ci archives yi ma am 3100 ujaaj la yóbbu woon ki ko remplacé en 2002 Cheikh Tidiane Cissé mi ngi yóbbu 6000 pèlerins yu teg léegi kon mën nga jàpp ne 500 yooyu bi ñuy dem ujaaj ji xëy na ci ay 4000 donc loolu man maa def sama estimation bopp ma ne daal kon ñoom li ñu yóbbu woon pourcentage bi ci ay 10% rek la war a toll. bu ñu agsee nag ba 2002 bi nga xamante ni Cheikh Tidiane Cissé moo jël kii ni ñu koy waxeeti commissariat bi en 2002 là bi ñu agsee foofu ujaaj yi nga xamante ne ni moom la délégation moom la privé bi yóbbu nekk na 1/3 des pèlerins te fële mën naa la wax ne 10 naka laa ko mën a waxee voilà 10% parce que dama bëggoon am le chiffre exact moom laa def nii ñu ngi le chiffre total bi ñu yóbbu c'est 6280 maa ngi naan à peu près 6280 état bi yóbbu woon 4250 privé bi yóbbu 2029 muy presque ëpp na sax 30% 32% moom mooy 1/3 kon ma tënkee ko noonu
ñu continuer noonu ba 2005 ñu yóbbu 40%. 2005 ñu dem ba 2009 si la basculé ñu yóbbu 62%. donc 2009 tamit étape bu am solo la si aji Makka mais surtout ci participation privée parce que 10 500 la woon quota bi état au Sénégal commission yóbbu 4000 les 6 500 privé bi moo ko yóbbu waaw noonu la continuer wàccut ci côté privé bi ba 2013 2014 ñu yóbbu 70-75%. 2016 nag la ñu yóbbu 85%. 2016 2019 bi pour ma tëb yenn yi 2019 bi tamit ñu ngi yóbbu 85%. parce que comme ni ngeen ko waxee 12 860 ujaaj ñoo am en 2019 privé bi moo yóbbu 11 000 85%. kon privé bi def nañu ay jéego yu am solo si aji Makka mais li tax ñuy def loolu li koy indi mooy damay dëpp tuuti sax parce que comme ni nga ko waxee woon sànq parce que sànq dégg naa nga joxe benn exemplaire u missionnaire man mos naa bind article je pense ay 2010 wala 2011 tuddee ko l'équation des missionnaires parce que problème la problème sérieux la man dafa yàgg dem baal ma di xool mu tuddee ko l'équation des missionnaires parce que les missionnaires ñoom ñooy encadrer ujaaju gouvernement mais ni ñu leen doon recruter daaw ñu def yéen système yi ngeen wax de recrutement et lu ci bari c'était politique neexu la kii mais c'était la vérité hein c'était politique donc côté politique bi dañuy wax ne yow jël indil ma tant personne ma dugal ko ci missionnaire yi mais missionnaire bi moo war a encadrer te bu encadrer bu ëgsee moom xamul ci affaire bi dara man nekk naa missionnaire année boo xam ne mais man demoon missionnaire pour encadrement dama demoon missionnaire pour l'aspect administratif mais dama doon waaru ci yàlla année boobu nga gis avion bu ñëw gars yi ëgsi fii comme ni ñu koy waxee ti jóge Medina ëgsi non Makka ci hôtel bi ñoom bu ñu ñëwee man fa lañ ma doon fekk en tant qu'administratif mais bu ñu agsee mbooloo mu nekk 100 personnes 200 personnes xam nga am ànd nañu ak missionnaire mais missionnaires yi ñoom ay voyage ay ujaaj lañu ñoom en réalité boo leen man damay taxaw ñëw dama doon waar mujj gi damaa bàyyi sax man li ne woon sama liggéey parce que damay gis ñu ne acce ñëw leen dañuy daal dem Makka 10 heures ci guddi ñoo xam ne xamuñu fi yow mi leen jiite sax xamoo leen léegi dina am peut-être kenn ku am expérience ku nekk ci kanam ak kenn ku nekk ci ginnaaw mais nga teg 100 personnes 200 personnes nga leen di yóbbu Makka mais mënu leen encadrer nit ñi di réer ñi di dugg fii man dama doon obligé dem di koj ay nit fii di leen dugalaat te bokku moon c'était pas mon rôle à l'époque parce que man rôle administratif laa amoon loolu tënk la woon rek pour wane ne missionnaires yi dafa amoon côté boo xam ne gars yi maîtriser wuñu ko woon loolu mooy la selo mais alors li doon bokk na nag li motiver woon ñu bëri di dem ci privé bi manque d'encadrement boobu bokk na ci li tax léegi yow boo nekkee da ngaa dem ci privé bi mu ne la yow ci man diw nga inscrire yow xam nga kii sa responsable bu amee problème di nga xam ci ban nit ngay dem te du nekk moom rek moom it day ànd ak guide religion bu lay wax say farata ak say lépp loolu ci tënk la woon rek ma yemele foofu loolu dal di ñëw nag ci privé boobu mooy ñan loolu tamit dama koy résumer privé bi dafa am ay association yoo xamante ne ni ñoom ñoo taxaw wax naa la ne bi ci jiitu sax en 1946 El Hadj Mokhtar Gueye boobu man moom laa ko def mais bu ñu demaatee am na 1974 El Hadj Alioune Badara Sène moom nekkoon na ko mais boobu temps ñoom amul woon comme lii voyage amutoon moom ñoom dañoo créé woon rek seen association des pèlerins mais amatul activité comme association des pèlerins bi amoon bu njëkk di yóbbu mag nit ñi parce que là c'était carrément état mais association bi ñu xam El Hadj Yamar Gueye bii ma leen waxoon en 89 moom moo ko créé en 1987 juste avant ñoom ñuy def loolu nga xam ne ñoom ñi si nekkoon noonu mu tuddoon le comité du suivi permanent des pèlerins voilà léegi en 2000 nag mu créé nag la fédération pour l'organisation du pèlerinage El Hadj Yamar amaat na fi nag yeneen ku ñuy wax El Hadj Momad Kane moom tamit mag la
ba tey mi ngi fi macha allah moom it créé woon na association des voyagistes tur boobu foofu la génne association des voyagistes privés El Hadj Momad Kane moo ko créé woon diggante 2000 ba 2003 mais organisation bi gën a dëgër bi ñu xam bu géré fii c'était l'UNOFOM UNOFOM moo fi nekkoon la plus grande structure ñoom ñoo ko créé woon ñu jiital ko lu ñuy wax El Hadji Alioune Diaw UNOFOM boobu nag mujj gi ay ñeneen jiite nañ ko ñi si gën a ràññeeku El Hadji Moustapha Sall yàlla na ko yàlla yërëm am na ñu ko fi xam jiite na ko El Hadji Ousseynou Dia jiite na ko mais El Hadji Cheikh Sadibou Seck moo ko mujjee jiite moom nag li tax mu jeex mooy dafa jeex si biir Renofis parce que bu ñu toogee ñu ne nañu indi organisation boo xam ne day ëmb association yi fi nekk fekk am na fi yeneen dinaa leen tudd si lañ ne woon nañ def waxtaan ñu njëkk a def lu ñu tuddee le cadre de concertation du privé mais avant loolu kon ma wax ne amoon na fi yenn association yi ñuy wax COFOM amoon na fi COFOM Adja Sophie Seck moo ko jiite am FUNOP El Hadj Demba Taw moo ko jiite am Ravio Hadj El Hadj Ousmane Samba moo ko jiite bi ñu nee nag dañuy def le cadre de concertation après mu war a dem tudd Renofis bi ñuy defee assemblée bi mais toujours noonu la am ñoo xamante ne nii seey nañ ci Renofis am ñoo xam ne seeyuñu ci mooy ñi ma tudd noonu léegi nag daaw ak ren am na ñaari association yu judd 2019 am na PAVOS Pala Mbaye moo ko jiite 2019 am na fi tamit COSAPO El Hadj Idrissa Gueye moo ko jiite yooyu ay association yu bees la mais ñu xam ne privé bi liggéeyam ak association yooyu seen liggéey day liggéey bu am solo ndax bu ñu agsee Dakar rek préparation étape Dakar liggéey bu bari la liggéey bu am solo le privé yi di def fii ñu tudde ko étape de Dakar délégation di ko def comme ni ko imam waxee délégation ak privé bi lépp benn la moom la ñu tuddee ñun finalement la communauté du Hajj ñëpp ci bokk di yëngu boo demee Serfi ba avant Serfi ba fii la woon ñu bëri xam nañ loolu fii lañ doon organiser aj gi muy institut islamique après mu dem foire de Dakar léegi ginnaaw bi la dem Serfi avant Serfi demoon na aussi aéroport waaye lépp foo gis ñi nga xam ne ñoo yore privé bi da ngay gis ni ñuy sonnee ci jël pèlerin bi toppatoo pèlerin bi utal ko visa yóbbu ko mu ñàkk et cetera mais boo demee yow ak bu loolu tamit yow sa wàllu bopp rek li ngay def fii say formalité dem fay impôt demeen dikk dem banque ba uti avion yooyu yëpp muy ay liggéey bu ñu demee Màkka naka noonu avant ñu aj di nga dem Màkka uti ay hôtel di nga dem Muassasaba fay say taxe uti sa carte Monazim dem Médina si les syndicats des transporteurs parce que foog nga fay ko muy liggéey bu macha allah yooyu yëpp pour wax leen ne privé bi mi nga am taxawaay parce que hôtel yi da ngay dem di visiter di baagante di paas diggante Makka ak Médina def fii ay 3 jours avant aj ou 4 toppatoo hôtel wër ba sonn signature bi dem Makka et cetera kon dem Jidda mu ngi noonu kon nga xam ne vraiment ku ko fekkewul rek doo ko mun a xam te bu aj gi ñëwee non seulement yow da ngay ànd ak say pèlerin war leen a toppatoo ak seen àq mais li lay dimbali mooy da ngay ànd ak ay encadreur mais bu dul woon loolu du mun a nekk ndax dafa am ay formalités yooyu war a remplir at Médina parce que da nga am fooy dem pour mën a jot say kaar yooyu yëpp dafay am bu dellu Muassasaba joxe say liste pèlerin liggéey bu méttee métti la kon damay bañ temps bi rëcc ma maa ngi si bàyyi xel ñu xam ne privé bi daal am na taxawaay boo xam ne gàcce ngaalaama léegi nag damay nu ma koy xaw a tënk foofu rek 5000 moo des daal di ñëw nag si 2020 ak 2021 bi nga xam ne aji Makka amut ak jeexital yi ak conséquences yi moom jarul kenn di ko ñu siy sori ñëpp xam nañ ne ku toog 2 mois 3 mois liggéeyoo metti si yow waaye koo xam ne yow sa liggéey yaa ngi ko lay wékk si benn mbir ci at mi say chiffre d'affaires ci lay génne at moomu amul mu nërmeelu ñu tegaat ñaareelu at mu nërmeelu buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul nga am njaboot goo war a dundal am ay charge yooyu war a def même pour waajal aj te fond ba nekkatu fi ba pare na nga am ay sax si ñu si gën a bari ay bor ndax bañ naan la arrêteel fekk na yow def nga ay dépenses yu bari
kon war nañu gestu privé bi du ma ci sori ni ko docteur waxee nag lu am la ñun bu dee jullit lañu ba pare nag di taxaw ci pilier wu l'islam kon ñun ñaxtu waruñu gëm yàlla moo ñu war gëm dogal ñun moo ñu war te loolu lañ def koo xamante ne nii bu la yàlla indilee xéewal ay ati at benn at mu indi nattu wala ñaari at sa ngëm yax loolu da nga war a wax sax alhamdulilah ndax dafa mel ni lii da lay fóot waaye nag du tee comme ay nit lañu bu ñuy yëngatu ci àdduna bi lu taxaw suñu karoo rek dañ ko war a càmbar dañ ko war a analyser waruñu ne nañ gëm rek mu dem loolu moo tax nag dama ciy def seetlu bu tuuti rek pandémie bi mu amee 2020 àdduna bi yëpp taxaw muy feebar boo xamante ne nii dominé na àdduna bi kenn xamatul fooy jëm foofu mënul nañoo comprendre ñu ne nañ def li ñu tuddee aj symbolique ñu yemale ko Arabie Saoudite mais deuxième année bii nga xamante ne nii vaccin am nañu lu ñu xam lu bari ci aj gi ci kii bi ci feebar bi deuxièmement ñoom expérimenté nañ ko parce que umra bi rek 1,5 million personnes umra nañu ci koor gi rek laa wax de mais ci at mu 1446 bi 20 millions de personnes et c'est des chiffres officiels kon man personnellement dinaa poser wu question pourquoi aju ñu mag wax dëgg yàlla damay poser wu question parce que yaakaar amoon na ndax expérimentation bi am na ba pare solution am na ci kaw vaccination am na beneen bi ñuy jàkkaarloog ay dëkk yi nga xam ne ñooy Europe te ñooñu ëppale woon feebar ñooñu ëpp ay cas te ñoom ñëpp gis nañu ne tekki nañu sax seeni masque France barki démb ubbi nañu seeni stade te loolu fola te ñun lii ponk la kon fokk ñu posé wu ñun ay question léegi nag ci posé wu question yooyu nag dañuy comprendre état boobu ndax état bu nekk état souverain nga parce que moom moo xam li nga xamante mooy ay matuwaayam ak naka lay contenir lii bu gisee ne bu ñëwee dafay lor nit ñi mu ne bu ñu ñëw waaye bala may conclure damay wax ne yeneen état yi nga xam ne aju wuñu Makka am nañu responsabilité loolu nag man dama koy wax mais seen responsabilité xam nga man fan laa ko tudd mooy aji Makka Arabie Saoudite moo ci ëppale ndax fa lañ koy defee waaye ñun dañ cee am bu doon 100% la jàppal ne 80% yi c'est l'Arabie Saoudite et que 20% yi ñun la maa ko néewalee noonu waaye yow ñun ñëpp dañoo waroon booloo di dimbali Arabie Saoudite même bu ñu laajut ñu koy wax mais ñëpp boo ko seetloo dañoo taxaw di leen xaar boo taxawee di ko xaar nag moom xelam lay doxee mënut a génne lu nekk ci xelam ak li ko doy mais bu àdduna bi yëpp taxawoon di ko wax ne lii lañu bëgg lii ñu gënal defaleel ni même bu ko laajul parce que suñu devoir la kon xëy na dinañ corriger ñoom ni ñu doxalee loolu daal ci gàttal mooy li nga xamante ne ni man xalaat la woon boo xam ne am naa ko di leen sant yéen waa Jamaatu Ibaadu Rahman ci li ngeen wax lii di ponk l'islam et sujet bi fi ngeen ko indee sax fa la amee solo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah